Sud FM. Il est 13h. mbokk yi benn waxtu mooy door a jot asalaamaaleykum ñu nuyu leen am yéenay jottali leen it xabaar yi bokk na ci li nga xam ne moom lañ fas yéene jukki ndox mi nga xam ne moo di ci dex gi fi nu toll nii dafay wéy rek itam daal xam ne sax am na wàññeeku tuuti ci fan yi nga xam ne moom la ñu nekk fële ca Matam gannaaw taw yi daan ci jokkoo léegi ak Abdourahmane Diène ca Ndar ñi nga xam ñoo yëngu ci wàllu napp gi ak askan wa fi nu toll nii nekk ca Langue de Barbarie fi nu toll nii ñi ngi rafetlu bu baax a baax xaatim gi nga xam ne xaatim nañ ko ngir defaraat béréb yooyu la daan ci dikk léegi ak Yves Tendeng daañu toftal itam li aju yi tamit ci lépp loo xam ne aju na ci wàllu dem bi ak dikk bi ci wàllu géej gi Dakar ba diwaanu Ziguinchor bato bi nga xam ne fi nu toll moo di jàmboñ fi nu toll nii daana na ko tàmbaliwaat loolu daan ci dikk ci wàllu fànn boobu la ci diwaanu Ziguinchor ba léegi étudiant yi nekk ci université Assane Seck nag ñoom ñi ngi wax rek tolof ak benk ñee ngi koy dund yi nga xamee ne moom la ñuy jànkonteel Karim Wade moom ci boppam li askan wi wax wala boog ay avocat am dañu ne daal mën naa nekk wote wala boog ñu fal ko loolu nag daan ci dikk ak ñi nga kii di Ngouda Mboup mu dikkanu ci bu fànn boobu le moom la ñuy dalal tam ci cattal xabaar yi ak ñi seen xam-xam màcc ci wàllu fànn boobule ak waa PDS toftal ci incha allah wopp ji mu di mbas mi fanweer ak juróom benn yoo xam ne yu yees peq lañ ñu yore gàddu doomu jàngoro bi ak itam ñaar fukki nit ak ñeent yoo xam ne itam ñi ngi bawoo ci wàllante bi daan ci dikk léegi ak docteur Mamadou Ndiaye. Sud FM. Maodo Faye jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd ngeen ànd ak nun ndox mi ci dex gi fa fii nu toll ni ci boori Matam ak li ko wër dafa wàcc nag ay fan yi moo xaw naa wàcc gannaaw ba nga xam ne ab taw ne woon na fa mu xaw a yéeg lool ba inondé daal fii nu toll nii waaye nag pompage beeg yu demee noonu def na ci ay jéego yu am solo ba tax na daal ñi nga xam ne tam amoon na nag jaaxle tamit am na ci léegi ñu am jox nañ leen ay matelas ak yeneen i mbir yoo xam dafa jëm ci wàllu dund bi li ñu duppee plan Orsec Abdourahmane Diène Abdourahmane Diène ngeen baalu kon daañ ci dikkaat léegi ci biir xabaar yi kon ñu déglu Abdourahmane Diène ca Matam. kër yi dend ak géej gi di fleuve Sénégal ñu ngi wéy di am ndox naam sax ne ndox mi wàññeeku na bu baax a baax fay ci quartier Diamel bokk ci commune Matam. Aly Ngouille Ndiaye di jërëm bu ñu dénk biir réew mi bi mu fi yegsee dafa xamle ne ndoxu géej gi kenn du ko mën a pomper ba tax borom kër yi ñu ngi dëkk ci ndox yi di xaar yàlla mu jëlee fi ndox mi le waaye bu ñu sukkandikoo ci Mamadou Guèye moom miy nekk deuxième adjoint au maire bu commune Matam saafara bi nga xam ne moom la askan wi di xaar mooy ñu defar leen ab digue. sonn nañu trop bëgg nañu ndimbal comme chaque année ni lay demee nañu seet ñuy protéger population yi digue cher na gaa mais population dañu leen war a aar dañu leen war a sàmm defal leen digue de protection boo xam ne at yuy ñëw lu mel nii du leen dalati. fii ak ñu leen indil ab digue de protection yàqu-yàqu yu bëri nañu ndaxte am na kër yoo xam ne dañoo màbb am ñi nga xam ne dañ leen jëlee seeni kër yóbbu leen ci yeneen bërëb yenn borom alal yi ñu ngi jënd ay ceeb ñii di jënd ay matelas ngir daal leen koy séddale bi plan Orsec bi jibee ñenn ñi jàpp nañ ne dinañ jot ndàmpaay biy tax ñi daal di mën a tabaxaat seeni kër wante Mamadou Gueye dafa jàpp ne Orsec bi li muy joxe fajul dara daanaka. Orsec mënul saafara dara boobu kay moom mu ngi mel ni rek un grain de sable rek ngay sànni si digue bi plan Orsec rafet na gaa seetal rek koo xam ne dafa ñàkk këram bâtiment bi daanu na ba mu jeex boo ko andilee ay matelas nga andil ko ay saaku ceeb loolu est-ce que saafara na problème am déedéet saafarul dara parce que koo xam ne dafa tabax lu ëpp ay 5 millions 10 millions nga tabax ko si bâtiment ndox ñëw yàq ko ñu jox la ay matelas loolu fajul dara. yemu fa moom deuxième adjoint au maire dafa jàpp ne war nañoo weesu plan Orsec. plan Orsec nag état def ko tàmm waaye état war na passer plan Orsec parce que plan Orsec état providence la loolu war na fi jeex nit ñi war nañ ko bàyyi. ñu fàttali ne jamono ji ni pont bi nekk ca Oréfondé ndox mi da ko nangoo ba tax na askan yu war a dem ca Dandimayo dañuy wër lu tolloog juróom-ñaar fukki kilomètres ak juróom ngir daal mën a yegg fa ñu jëm mu nekkoon Abdourahmane Diène fii ci Matam pour Sud FM. maanaam Diène ñi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ca Ndar ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllu napp gi ak askan wi nekk fële ca Langue de Barbarie ñi ngi rafetlu bu baax a baax li nga xam ne xaatim nañ ko mu dox ci diggante maire boobu ak jëwriñ ji ñu dénk wàllu napp gi ngir xool rek luy tolloog rek nu ñuy defaraate bël bi ak it tamit fii nu toll nii ndax daanaka boo seetloo lu tolloog 4 téeméer ci ay doomu aadama yoo xam ne loru nañ ci fànn boobu ak yeneen jumtukaay yu ci rot Yves Tendeng. mbégte gu rëy la ñu nemmeeku ci askan nga yeewoo ci Langue de Barbarie fii ci Ndar ginnaaw signature contrat yi nguur gi def ci talaata gi te mu soxal nag wàllum dragage ak balisage lii di bël bi fii ci Ndar Babacar Gaye moom responsable bu APR la ca Langue de Barbarie. baliser ak draguer bël bi nga xamante ni dafa nekkoon la principale doléance
maanaam tawatu nappkatu Ndar yi buñ ko doon tënk mën naa ni lii mooy ndeyu tawat yi muy defaraat bël bi nag ñu fàttali ni 2003 lañ ko ubbi woon muy saafara bu jur jàngoro am suñu mbokk yu bare yu ci wàcc liggéey ndax toujours ay accident da ci daan am tey ji am nañu mbégte boo xamante ni am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem. muy xibaar bu ñu rek dalal xelu ñi nga xam ni ñoo yëngu ci wàllum napp gi fii ci Ndar ñoom ñi nga xam ni bël bi yàgg na leen tere nelaw ci diwaan gi ndax bakkan yu bëri yi mu daal di jël ak dégâts matériels yu bëri yi mu leen jural. kii di Baye Diallo mooy coordonnateur bu kuréelu CLPA bu Ndar. yow xam nga bu baax ni bël bi buñ ko gasee li ko dalee port polonais ba bala ngay egg fa nga xamante ni bii moom mooy bël ba kooku mënul ba nga maam lu dul yokk ci kaaraange nappkat yi ak seen ay alal bu fekkente ni dañu taxaw dégg maam pour saafaraal ñu jàngoro yooyu lu bari lay impact ci ñu yokkute koom-koom. muy ay liggéey yu nga xam ne ni bu jeexee daanaka dina bokk ci luy aar ay bakkan fii ci Ndar bu ñu sukkandikoo ci kàddu Babacar Gaye. waaw li ci gën a am solo nag mooy dina sauver ay bakkanu doomu aadama. ndax lu yàggul rek matul fukki fan ak juróom am na suñu benn jarbaat boo xamante ni wàcc na liggéey foofu donc njariñu liggéey bi itam dragage ak balisage mi ngi ci sauver ay bakkanu doomu aadama. di fàttali ne yile liggéey ñeel nag projet bile daanaka dina lalu ci diiru ñetti weer ak genn wàll ki doon jokkoo ak yéen fii ci Saint-Louis Yves Tendeng Sud FM. Yves Tendeng ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax li aju ci wàllu dem beeg dikk bi ci géej gi bato bi dana daal di tàmbaliwaat itam jàmbooñ gannaaw ba nga xamee ne dafay daal di rek tàmbali bato bi nag daanaka sax du def escale fenn dem ci caravane maanaam taxaw fenn nag yu demee noonu mbir yooyu nag daanaka ñi nga xam ne ñoo nekk ci ndox meeg yooyu ñoo ci joxe xam-xam boobule te it am na yeneen matuwaay it yoo xam ni jël nañ ko ci tamit daal ba ñi nga xam tam ñoo yore xoolaat bu baax a baax lépp loo xam ne aju na ci wàllu li suqali mbir yooyu ay caravane ak yu demee noonu ñu ngi artu yi tamit ñoom Alioune Sarr am lu mu ci dénk Babacar Samb. jamono 206 places rek lay def mais loolu du dara ci Casamance à plus forte raison caravane te bateau boobu du taxaw caravane ce qui veut dire que il yi nekk li wër caravane yëpp il yu bëri yëpp fi mu nekk nii yëguñu dara ci départu bateau bi parce que bateau bi su taxaw caravane amul ñu benn njëriñ suñu bagage yi doon transporté tourisme bi doon dox kon léegi moo tax départu bateau bi ñun liñ ci doon xaar su fekkee ne Aline Sitoé la woon sax xëy na mu tane mais avec jàmboor bi mag bi ñuy wax ni ça ne nous arrange pas du tout amuluñu benn njëriñ non seulement ili laa wax du ñun pour caravane rek de mais ili laa wax et en général toute la Casamance amaluñu njëriñ départu jàmboon amaluñu njëriñ tourisme la ñu yaakaar ak mbéy mi ak napp bi fu mu nekk nii yow bateau bi su fa jaarul touriste di wàcc naka lay doxee client suñu wàccul napp baa ngi jën yaa ngi nii crevette yaa ngi nii fu mu nekk lépp loo am comme produit day nëb doo am foo koy couler il faut nga weer ko te soo ko weeree nawet bi ñu nekk nii ren dafa bëri ndaw dafa bëri taw du wow moo tax fu mu nekk nii économie foofu dafa gën a wàcc te parce que vraiment dund nañu yaakaar boo xam ne bateau bi su commencé woon xëy na dina amoon changement tegu ci problème corona bi ñu nekk nii mais fu mu nekk nii suñu problème day gën a aggravé parce que fu mu nekk nii jógee pour dem Kershonba Elinkine ou bien Vendaay da ngay def ñetti fan pour départ Dakar jaaree ko Kaolack Tamba Kolda Ziguinchor Elinkine nga soog a dem sa dëkk ci biir Sénégal bi nga war a def ñaari fan kon moo tax économie bi gàncax gi mun a doxee daal fu mu nekk nii dafa gën a pire parce que nit soo dekkee di dund yaakaar ba fi nga ko gën a yaakaar yi ñu xëy ñu ne la lii la am comme ni ñu ko defee nii ñu yaakaar Aline Sitoé Diatta ak beneen bateau ñu ne ñu jàmboon mooy daw te heure bi may wax ak yow nii jàmboon démb la Dakar la départ Ziguinchor de la départ Dakar démb ci 8 heures ba heure bi may wax ak yow nii eggagul Ziguinchor ba heure bi may wax ak yow nii il est 11 heures. ci loolu benn waxtu moo dem ba fekkoog luy tolloog fukki minutes ci diwaanu ci coor ba léegi étudiants yi nekk université Assane Seck ñoom ñu ngi wut ay tomb yu bari yoo xam ne lu ci bari ay jafe-jafe la dañ ko manqué ci jafe-jafe naar boo deful ndànk sa octobre bi ubbite gi mën naa xajam lool ndax daal bureau bu lekkukaay yaag yeneen jumtukaay étudiants yi sax ñoom bi ñuy jànloog taskatu xabaar yi tey ci suba daal fëgg nañ seen gémmiñ ngir ku leen jàppale Diarra Touré coordonnateur bi la étudiants yi nekk foofu le waxtaan ci ak benn Michel Kanfoudi Diarra Touré daañu ci dikkat léegi ci biir xabaar yi gannaaw ba nga xamee ne ca diwaanu Ziguinchor étudiants yi nekk ci université Assane Seck ñoom dafa am ay manquement yoo xam ni daal bari na lool yoo xam ni daal gis jàngat nañ ko ba boo deful ndànk nee ñu ubbite gi dana xajam Diarra Touré waxtaan ci ak benn Michel Kanfoudi.
ci fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru février at mii ñu nekk ginnaaw li nga xamante ne moo di ñàkkum jumtukaay yu doy mbootaay bi nga xamante ne moo ëmb les étudiants de l'université Assane Seck de Ziguinchor dañ nekkoon di def taxawaay bu ñax ci loolu ci ñaar fukki fan ak benn ci weer bii ñu nekk mbootaay bi wàcc na ci fi nga xamante ne moo di bërëbu liggéeykaay ñu naan koo chantier pour def ab saytu ci li nga xamante ne moom la laajoon depuis février boobu ñu wax léegi ginnaaw loolu gis nañ ni amuñu ay table banc yoo xamante ni moo jëm ci salle yi ñu nekk salle de classe yi ci ginnaaw yi nga xamante ni wax nañ ni dañ ko war a livrer ci bu ñu war a tàmbali gis nañ ni tamit amuñu li ñu naan matériel scientifique jumtukaay yu xarale ci li nga xamante ni moo di laboratoire yi nga xamante ni moom la étudiants yi war a toog def seen i étude beneen bi point bi mooy li nga xamante ni moom naan restaurant 2 gis nañ ni loolu nga xamante moo di liggéey bi tàmbali woon nañ ko mais ba léegi yeggale gun ko ginnaaw ñàkk loolu ñu ñàkk yëpp ñi ngi wax tamit autorités yi que muy étudiant Assane Seck de Ziguinchor que muy population bi li nga xamante ne moo di delluwaat ci classe bi mi ngi dépendre ci ki nga xamante ne moo di ministère de l'enseignement supérieur maanaam ki nga xamante ne moo yor kilifa jàng mu kawe bi. Karim Wade moom fi mu toll ni mën nañ koo fal mën naa fale itam loolu day ay avocat am wax nag ba tax na daal ñi nga xam ne seen xam-xam màcc na ci wàllu ay constitution beeg tërin léegi yu demee noonu kenn ngi ni kook fa la nekk ci université Cheikh Anta Diop gannaaw juróomi at yi nga xam ne moom la ñu wax ne sax fi mu toll nii jàll na ci wàllu fànn boobule Mohamed Ngouda Mboup moom am na lu mu ci dénk laaj Malick Ndiaye ñu déglu. avant ñuy ñëw ci Karim Wade dañuy wax le régime électoral au Sénégal boo xoolee bu fekkee ni par exemple niñ la war a mën a fale wala niñ la war a mën a tabbee dafa am lu ko lal mooy constitution bi d'abord te constitution bi ci tomb ñetteelu tomb bi dafa ni ki nga xamante ni war na mën a nekk électeur te war na mën a nekk candidat kooku il faut mu doon sénégalais am nationalité sénégalaise kooku il faut mu am fukki fan ak il faut mu am fukki at ak juróom-ñett ba pare du am daal maanaam benn gàllankoor ci àq ak yelleefam kooku nag bu boobaa noonu day mën a dem bindu ci liste électorale yi mën a laaj baatu réew mi wala mu mën a sànni xobam fii nag boo jëlee ku mel ni Karim Wade moom wax ji mooy dañu ko daanoon juróomi at ci kër yi ba ñu ko daanee juróomi at nag moom dafa bëggoon a nekk candidat élection présidentielle waaye ba mu ñëwee conseil constitutionnel donc le 20 janvier daf ne ko de mënoo nekk candidat parce que yow sa dossier bii de matul parce que dafa war a am juróom-ñeenti pièces waaye ci juróom-ñeenti pièces yooyu yow juróom-ñett rek nga matal parce que yow amoo carte électeur moo tax te carte électeur ci pièces yi la war a doon waaye loolu bi nga ko waxee Karim Wade mënatul woon a bokk ci élection wax waaye dafa fekkoon ni code électoral bi moom ci article L32 tomb bu ñuy wax dafa ni bu fekkee ni ku mel ni Karim Wade daan biñ ko daan du mën a nekkati ci liste électorale yi lu dul diir bu juróomi at loolu rek la loi bi wax fekk na booba ba CREI di daan Karim Wade CREI waxu ko ni ko yow say àq ak yelleef perte nga ko donc Karim Wade mësut a perte àq ak yelleefam donc moom carte électeur am la perte te loolu code électoral bee ko wax waaw code électoral bi nag pour bu dee Karim Wade daf ni ko yow juróomi at doo mën a nekk ci liste yi léegi juróomi at yooyu noonu bu jeexee moom la ñuy tuddee le relèvement de la peine ça veut dire que Karim Wade moom ci boppam mën na dem bindu ñu defal ko carte électeur parce que yoon dàqatu ko te loi moo ko may te loolu mooy àq ak yelleefam donc Karim Wade mën na dem bindu ji ci liste électorale yi te su bindoo ci liste électorale yi day mën a doon candidat mooy maanaam mën na laaj baatu askan wi ci élection yëpp muy local muy législative wala élection présidentielle. ci li nga xam ne itam moo aji ci rek ñi nga xam ne lenn lën daal waa PDS ñoom ak lu ci mën a am daal lépp mi ngi ci ndoddum ki nga xam ne moom moo di Karim Wade moo ci yore cëggal guy mi nga xam ne cëggal guy mi nga sax moom daanaka dañ ko buuxoon ba mu génn réew mi exil forcé rek mu daal di génn waaye nag bàyyi mi itam mi ngi taxaw rek fa mu nekkoon démb ak bërki dem PDS ñoom Karim Wade rek lañ wax ne daal moo fay nekk wala bu dul loolu kon moom leneen du am kii di professeur Moussa Diaw jàngalekat la moom itamit ci université bële nga xamee ne moo di Gaston Berger nekk ci wàllu science politique waxtaan ci ak Mame Diarra Da Silva. avenir parti bi mu ngi ci loxo l'ancien président Abdoulaye Wade ci loxoom la nekk parce que ñëpp xam nañu ni président Abdoulaye Wade lu mu bëgg mooy doomam Karim remplacer ci parti bi loolu nag day indi ay jafe-jafe parce que loolu mooy volontaire te parti Karim rek wala daar kenn du fa tabb keneen loolu nag day indi ay jafe-jafe ñu ko ci compagnon ñu àndaloon ñoom parce que bu muy def politique bi bu muy def action bu muy def combat ba di gagner dafa am ñu mu àndaloon ñooñu aussi ay leader lañu ràññee nañ leen ci paysage politique bi mais ñooñu nag buñ gisee ni ñoom amuñu benn possibilité pour avancer pour am position de pouvoir alors ñooñu duñu dem soit ñu créer seen mouvement wala ñu dem rejoindre yeneen formation politique loolu nag day wàññi doole PDS loolu en fait moo bloqué PDS parce que depuis que
l'ancien président ma ngi fii bon mag la te amul keneen ku ko remplacer ci kàngam yi fi nekk ci PDS loolu dafay bloquer PDS parce que PDS day tourner en rond parce que président ancien président moo décidé ni doomam la wala dara loolu nag day indi ay blocage moo tax PDS du progresser moo tax PDS day am difficulté parce que su fekkee ne l'ancien président amul possibilité pour régler question boobu mooy déjà question judiciaire nga xam ni Karim ma ngi ko yore situation gis nañu li ñu xam ne war nañ ko inscrire rek yooyu ko avocat bi ñu ngi xeex pour loolu mais nag des na parce que parti bi il faut que mu évoluer parti il faut que mu am ay dynamique il faut que ñuy def ay réunion il faut que ñuy discuter seen biir seet ban stratégie la ñuy développer mais su fekkee ne li ñu toog rek da xaar Karim Wade dellu si alors loolu du tax parti bi avancer loolu nag blocage bu rëy la. li aju tamit ci rek coronavirus bi Covid 19 bi fanweer ak juróom-benn yoo xam ni ci wàllan am na ci ñu yore gàddu doomu jàngoro bi ci benn bis fanweer ak juróom-benn la ñu natt am na ci nag ñaar fukki nit ak ñeent yoo xam ni yii ci wàllante bi la docteur Mamadou Ndiaye. ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci junni ak juróomi test yi ñu def fanweer ak juróom-benn ñoo ci positif yooyu. am nañ ci fukki cas contact mooy ñi jot ci mbas mi fekk dañoo jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro ji am nañ ci ñaar fukk ak juróom-benn li ñu woowee cas contact mooy cas communautaire mooy ñi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji fekk xamuñ fi ñu ko jëlee wala ki leen ko wàll cas communautaire yooyu nag seen lim nii la tëddee Géejawaay am na ci ñett Sacré-Cœur am ñett Kaolack am ñaar Wakaam ñaar Yëmbal ñaar Dakar Plateau am benn Fann am benn Fatick benn Joal benn Louga am benn Mariste am benn Mbao am benn Mermoz am benn Nord Foire am benn Rufisque am na benn Saint-Louis benn Sicap Amitié benn Sud Foire am benn ak Tivaouane am benn juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar si malade yi ñu entré woon hôpital wér nañu bés ni ki tey dinañu génn bu ci yàlla àndee ñaar fukk ak ñett ñu nga réanimation benn malade ñàkk na bakkanam bésu démb ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru septembre bi ñu nekk ñeneen ñi des hôpital ñu ngi am tan ci bésu tey dalee ko ci kaabu njëkk ba Sénégal wëññi na fukki junni ak ñeent ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom ci malade yi nga xam ne jot nañ ci doomu jàngoro ji ci ñooñu nag fukki junni ak benn ak juróom-ñaar téeméer ak fukk ak juróom-ñett wér nañ si ñett téeméer ak ñett ñàkk seen bakkan mu des ñaari junni ak juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak ñett ci lalu hôpital yi wala ci loxo docteur yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi ñaanal kooku génn àdduna yàlla xare ko àjjana di ñaanal tamit ñi des ci lalu hôpital yi yàlla may leen tan ba ñu génn ak jàmm. ci wàllu umra bi dañ des na ko dooraat ñeenti fan ci weer octobre gannaaw bañ ko taxawale li ko waraloon mooy wàllu coronavirus bi ñi yori nag ñiy tukki di dem ak ñëw ci umra yu demee noonu diggante fii ak Màkka ñu déglu ci kenn kooku daal bokk na ci ñi nga xam ne ñooy faral di yóbbu ojaaj yi Ourey Thiam moom mi nga xam ne moo yor wàllu communication bi mbootaay gi nga xam ne moom du Peronofus tey itam mu di regroupement boo xam ne bi dafa jëm ci ñi nga xam ne ñooy dem rek di yóbbu nit ñi ci privé bi ak aj gi ak umra yu demee noonu jokkoo ak Ndeye Marème Ndiaye. waaw vraiment xibaar bu neex la parce que lu ñu doon xaar boobu ba tey la bi ñu gisee ni démb Arabie Saoudite wax na ni dina reprendre progressivement umra bi kontaan nañ ci torop parce que ñun loolu mooy suñu liggéey nekk ay organisation yoo xam ne ci loolu la ñuy yëngu ñi nga xam ne tamit dañuy bëgg di dem umra kontaan nañ ci torop parce que boobu ba tey ñu ngi ñuy woo di ñu laaj kañ la umra bi di reprendre dañu bëgg a dem kañ la umra bi di reprendre dañu bëgg a dem donc bu ñu gisee ni dinañ ko reprendre progressivement ak ñi nekk foofu ci biir bu ñu paree ñu ubbi ko pour ñeneen ñi dañ ciy kontaan di wax rek ni organisation privée yi pare nañu pour liggéey ci loolu mais liggéey aussi ci respecter lépp loo xam ne moom la ñu war a def pour que ñu bañ a exposer nit ñi au grand maximum lépp lu ñu mën a def pour respecter mesure de sécurité sanitaire yi incha allah dinañu ko def
mais lu ñu soxla woon la parce que crise bi metti woon na torop liggéey bi taxawoon na nit ñi jaaxle woon nañ et sonnoon nañ aussi. waaw pare nañu parce que ay organisation yu responsable lañ et yu structuré te boobu ba tey aussi tooguñu parce que même contexte crise bi ñu ngi doon continuer di liggéey donte liggéey bi au ralenti la doon def donc pare nañu pèlerins yi dem ci umra bi aussi pare nañu parce que ñu bëri sax am na ñoo xam ni amoon nañ ay réservation yu pare doon xaar rek ñu ubbi pour ñu dem donc ñuy dalal xelu nit ñi wax leen ni ñun organisation